إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Face à cette multitude de cultures, culture politique, culture religieuse ou simplement culture universelle, et face à cette divergence d'opinion, opinion active ou passive, le Moustarchid doit jouer un rôle de catalyseur, un rôle devant lequel le mot mondialisation devient banal, car le prophète de l'islam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a déjà universalisé le savoir et la sagesse depuis bientôt 16 siècles. Donc, le rôle des Moustarchides, c'est d'être avant tout des perfectionnistes dans un monde où toute perfection semble dérisoire. Le 20 septembre 2005, pendant une conférence organisée à Bergamo par les Moustarchidines de l'Italie, je disais ceci: dans ce monde paralysé par le syndrome du pouvoir, l'Orient musulman et l'Occident chrétien se livrent à un combat qui ne dit pas son nom. Et chaque parti rejette à sa manière la responsabilité d'une drame qui secoue toute notre planète. Pour être plus précis, on constate deux tendances. Celle des optimistes qui rejettent de confondre l'islam et les gestations politiques dirigées contre l'Occident au nom d'un islam djihadiste. L'autre tendance, celle que l'on considère comme un front de refus, ceux-là même qui ont combattu l'islam pour l'empêcher de partager avec l'Occident la pensée universelle de l'humanité. Si l'islam résiste pendant 15 siècles aux caprices et aux perversités, c'est pour offrir à l'humanité ses services et ses compétences qui ont interposé comme une sorte de régulateur pour empêcher le haut des uns de piétiner le bas des autres. Cela veut dire que la discrimination n'est pas seulement une affaire de couleur de peau, mais aujourd'hui, c'est surtout une sorte de mode de vie. L'esclavage aussi n'est plus une affaire de colonie, mais une façon de gouverner le monde. L'islam refuse toutes sortes de manipulations. Le Saint-Coran nous dit avec précision point de contrainte dans l'islam. Donc, l'islam
encourage la liberté et l'indépendance. Mais liberté et indépendance n'expliquent pas ici transformer tout, y compris la religion, en libre service où tout est permis. Même en présence de rigueur apparente d'une telle ou telle loi, la raison exige une certaine conscience et une certaine discipline. Mahatma Gandhi avait raison d'interpeller le peuple indien par cette phrase: œil pour œil finira par rendre le monde aveugle. Imaginez-vous un monde aveugle. Le désastre que cela peut causer, surtout aux vieillards, aux femmes et aux enfants innocents. Et pour s'en débarrasser, il ne suffit pas seulement de disposer de cannes blanches, mais essentiellement de blanchir les cœurs sales. Malheureusement, à l'état actuel des choses, blanchir l'argent sale préoccupe aujourd'hui ceux qui se réclament être les exécuteurs testamentaires du monde. Aujourd'hui, les guerres entre religions font des milliers de morts. Les guerres civiles et les génocides aussi, sans oublier la mendicité libéralisée. Ni l'Église, ni la mosquée, ni l'État n'est disponible pour trouver des solutions aux crises qui souvent sont présentes là partout. Comme je viens de vous le dire, les églises et les mosquées, surtout les vrais responsables de religion, pourquoi ils sont là pour ériger des édifices qui souvent sont vides d'occupants? Car l'occupant ne se sent plus en sécurité derrière 4 murs souvent cimentés par un idéal conflictuel. Et si les hommes considèrent les religieux comme des intégristes purs et durs, les autres, eux, aussi considèrent les laïcs comme des intégralistes qui cherchent toujours à être seuls les gendarmes du monde. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, considère la Ummah comme un corps humain dont chaque membre participe à sa manière pour préserver la survie de l'autre. Car si les membres s'en vont, le corps s'en va. Une sorte de cohabitation pour le meilleur et pour le pur s'impose. Mais à une seule condition, il s'agit de détruire ce mur de séparation qui s'appelle la haine. Donc, pour réconcilier l'Orient musulman et l'Occident chrétien, il faut nécessairement optimiser le pessimisme des uns et pessimiser l'optimisme des autres. Et pour obtenir un résultat positif, il faut deux conditions.
que les médias occidentaux cessent de montrer au monde un islam de clichés qui dénature la nature profonde du musulman. Que les oulémas musulmans cessent de diaboliser l'Occident aux yeux des générations montantes et de faire d'eux les ennemis éternels de l'islam. Dieu, notre créateur et créateur des univers et des hommes, n'a ni patrie, ni famille, ni peuple élite. Il est toujours là, à la portée de tout le monde. Chacun pour soi et Dieu pour tous. kon nag inna al ilm a'zam min an yujad faqat fi tayyi daftar wal ilmu aydan awsa min an yuhaat bayna arba'ati judran fal ilm qad yatajazza ila juz'iyat fikriyatin ومنطقية وأخلاقية فمن أراد العلم جملة فهو جملة ومن أراد العلم كلمة طيبة فإنه كلمة طيبة ومن أراد العلم قولا حسنا فهو قول حسن ومن أراد العلم حجة بالغة فهو حجة بالغة ومن أراد العلم حكمة رشيدة فهو حكمة رشيدة ومن أراد العلم حكما يحكم بين الناس بالعدل فهو حكم وعدالة ومن أراده عبرة وموعظة لأولي الألباب فهو عبرة وموعظة كن هذه منابره ما أفصح الخطباء لكن فصاحة الخطباء قد لا توجد في طول الكلمات أو عرضها بحيث ينسي آخر الكلمة أولها وقد صدق من قال من راعى الناس في الطاعات فحسب فاته خير كثير فعلى المعلم إذن أن يتعلم كيف يزرع في القلوب خيرا كثيرا إما بكلمة أو بحركة أو بإشارة حكيمة تكفي لمن عقل وقد شاء الله أن تكون هذه الجامعة بستانا من بساتين المعرفة يحرثها حرثا أولئك الذين أراد بهم ربهم رشدا سيما وقد أراد الرب أن يستخرج غلام فأكثر كنزهم من هذا الجدار ولا يفوتنا ونحن هنا الآن أنه منذ 18 عاما وفي 1993 على وجه التحديد أعطينا لكم صورة من صور العالم صورة تناولت كل المجالات السياسية والاقتصادية والديموغرافية كما تناولت حالات كل الدول الغنية منها والفقيرة عالم خربنا بيوته بأيدينا فالذنب إذن موسع لجميعنا الدينيين والسياسيين تيوقراط أو تكنوقراط فالكل اليوم يؤيد رأيه المخذول ويريد أن يكون الفشل نصيب البعض دون الآخر ولسان حال السماء ينطق اليوم بآي من الذكر الحكيم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وأمام هذا السيناريو كان لابد لهذه الجامعة جامعة رمضان في عهدها الجديد أن تصنع لباسا آخر يواري سوءات هؤلاء وهؤلاء لباسا يكون أقرب إلى التقوى والتقوى
حاجة الأفراد والجماعات لا شك، وهم فسدوا وما فسد الزمان. ولقد سبق أن قلنا أيضا أن انفراج كل أزمة كامن في الأزمة نفسها، لكن ما يحدث الآن في هذا العالم هو أكبر بل أشد من كل أزمة، وطوفانها الذي يطغى على كل القرى لا يكفي فيه فلك واحد ولا نوح واحد، وإنما تكفي فيه فقط آية من آيات ربنا الكبرى. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. سيما هذا شهر رمضان شهر القرآن قد أهل علينا، وكل ينير الزاوية التي هو فيها، لكن ما أربع ما قاله البعض في حق القرآن: من ألزم نفسه تدبر القرآن وفهم معانيه صعب عليه ختم القرآن. من ألزم نفسه تدبر القرآن وفهم معانيه صعب عليه ختم القرآن. فصاحب القرآن يعرف بليله إذا المزمل قام الليل إلا قليلا، ويعرف بصومه إذا الصائمون يفطرون، وبصمته إذا الناس يكثرون القيل والقال. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ngi nuyu ñi fi teewoo ñëpp. tabarkalla fii ku fi teew rek dañuy tudd baatu invité, waaye lisaanul xaal bu shaacir bi: yaa dayfana law zurtana la wajadtana naxnu duyuuf wa anta rabbul manzili. ku fi ñëw rek jàppal ni yaay borom kër gi. waaw waaw fa tabaarakallahu. ko defee sang yi fi teew Cheikh Ahmed Tijani fa tabaarakallahu kenn jiituwu ko ci moom daara ji, ndax raison yi dafa bari. bu jëkk bi mooy turandoom fa tabaarakallahu Moustarchid buy bokk ak ñoom ca service ba, te Moustarchid bi bokk ci sécurité bu daayira bi fa tabaarakallahu. mu yàgg sopp tariqa tijaan, te sax miinul kilifa yi nekk fii, ba yàlla dogal werd mu ngi ko jële ca Faas ca zawiya Cheikh bi. ci jamono yi passé nag muy def ñaanam pour yàlla dimbale ko pour boole ko ku ko gindi. ba mu faf dem Tiwaawan ci raw du Sëriñ Babacar, def ñaanam ba noppi génn jaar ca kër ga yem ci soxna Kindi. nuyoo ko moom ba noppi ñu soog ko ñaanal rendez-vous mu ñëw ci man. fekk laata muy ñëw wax nañ ma ni gan a ngi ñëw. gan bi nangama ko indi. pour nag li ko indi jariñ ko nañ ko jàngal nangam te defal ko nangam. mu soog a ñëw isaan. mu ñëw ma ni waa am na lu jiitu si wax ni yaa ngi ñëw. dafa mujj daanu foofu sax ndeysaan, ndax rek sensible ci yu bare. ba defee ñu nuyu ko nuyu ñi mu bokk. kilifa la fa mu ne, waaye mu ngi ci biir comme njaboot fa tabarakallahu. boo defee rek ñu sant ñëpp sunu bokk dëkkaale yi ñoom Cheikh Tijani yi ñu bokk ak ñoom quartier bi fa tabarakallahu. lii yëpp ñoom ñoo ko yàgg séq. mu mel ni fa tabarakallahu dañu waxoon bu ñu ñëwee rek baat yooyu ñu sànni ko rek symboliquement pour wane ne rek ubbi nañu institut bi. bu ko defee programme université bi mu ngi commencé altine.
ay changement tuuti rek waaye yàlla baax na incha allah nga defee ñu topp ko comme ni ñu ko waxee ci biir allocution yi yépp a ràpp xalaat yi dañoo ràpp xam-xam yi dañoo ràpp jikko yi dañoo ràpp yéene yi dañoo ràpp yépp a ràpp bu ràpp boobu amee rafle bi am na dafay laaj am ñu jóg ñawaat yeneen mbubb solalaat ko jikko yi solalaat ko yéene yi solalaat ko xalaat yi solalaat ko xam-xam yi ndax bu ñu ko deful li xew nii day gën di doy waar rekk waaw te it nag jàng li ci téere yi du tax mu am solution waaw volonté dëgg lay laaj waaw mu nga xam ni ñëpp dañ ciy def seen yitte ak seen jom waaw mu mel ni niñ ko waxee noonu ci biir waxtaan bi rek loolu Mahatma Gandhi wax ci œil pour œil nee na buñ ko toppee ba ku fukk sa bët nga fukk bëtam buñ ko toppee fépp àddunay mujje gumba waaw mu ne àdduna bu gumba nag yàpp du ko omat waaw fexe ba xol yi ñu fóotaat ko mu set moo koy mën dimbale waaw waaye tabarkal la fi ñu war a seete pour ñu seetal xol yi tubaab yi bëgg ñu imposer ñu seet nu ñuy seetale xaalis yi waaw li ñoo tuddee blanchir l'argent sale am na lu ko gën di farata waaw te moo di xol yi ñu fexe ba xol yu tilim yi ñu fexe ba nit ñu fóot ko moo gën di farata tax na tabarkal la kon nag ñuñ ko bokkal ñëpp tabarkal la maa ngi am sama jigéen ndeysaan mu ngi fi toog sama doomu bàjjan la dama yëgul woon ni sama cousin dafa faatu ci jamono yi ñu génn ndeysaan yóbbu ko mu toog soxna yi da na nga def naka coono yi bismillah bismillah bu ko defee nag sama doomu bàjjan boobu bokk mu ngi fi toog mu di soxna Oulimata sunu cousin dafa faatu fan yi passé man yëguma ko ba démb laa jot courrier bi rek ñu yëgal ma ni ma dafa faatu ci accident ma di ko jotal njaal bi di ko jotal itam famille bi yépp fa tabarakallah ndeysaan yal na yàlla yokk yërmandeem xale bu ma takkoon la ndeysaan daan tooñanteeg man entre cousin ak cousin lay ndeysaan mu mel ni tabarkallah soxna yi da dafa mel ni sa nuyoo jiitu na la fi ndax wax naa nit ñi sama diggante ak yow wax itam daje ba ñu daje ci voyage bi ak la jaaju yëpp ba tax daje bi ak teewaay bi mën a nekk fa tabarakallahu moom it mu def ci yitte ak taxawaay yu ama am solo sonn ci lool daa def ni ma lu ma sonn fu ne ma sonn ko ci yéen moo ëpp doole ndax waxuma Sëriñ Babacar mi may dul nooyee lu dul moom may seen bàyyi li mu ma defal ci àdduna mënuma ko fay mukk waaw waaye keroog it la ma wax bu am solo ñu ngi toog ci óolu hôtel bi fële ca Dubaï mu ni ma sa bàyyi ma ni ko am mu ni ma xam nga lu ko guddal fan ma ni ko am mu ni ma yiw wi muy defal nit ñi mu ni ma budul woon yiw bi muy defal nit ñi waxtu wi du ko fi fekk waaye yiw wi mu defal nit ñi nag incha allah yàlla da koy yokk fan woo gudd incha allah waaw yal na ko yàlla mot seli ba tax na tabarkal la kon nag ñi fii teew ñëpp ci responsable lu daayira bi
ñu jaarale ko ci sëriñ mu jotal leen sunu cant parce que lu mel nii bañ ko commencé ak léegi ñaari yoon laa fi mës a dugg tey la ñetteel bi yoon tax na tabarkal la bu ma mënee am dalum xel toog ba waxtu wi rek ma ñëw c'est parce que wóolu naa ñi ma seqal waaw xam naa ni li ma bëgg ñu def ko danañ ko def même bu ma fi ñëwul waaye ci seen biir nag ngeen may ma sant Maxtaar Njaay wa tabaarakallahu lépp moo ko yenu ci coono guddi bëccëg yenul ko ñépp nag wa tabaarakallahu yal na yàlla wéral cër yi te yàlla barkeel taxawaay ni mu koy defe pour ñi ci des ñépp ndax ku ci nekkit ak façon ba nga taxawe waaw wa tabaarakallahu li ciy sant yàlla nag mooy dërëmu naar demu ci benn dërëmu naar demu ci benn dërëmu état demu ci ñunu neen rek la waaw 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 daanaka nag ñu ngi sant yàlla waaye lii maquette la ci li ñu yéene ndax bi ñu bëgg tudde sunu kilifa gi Cheikh Ahmed Tijani Tiwaawan lañ koy def waaw waaw moom nag moo ko tardeel ndax pare naa bu yàgg defoon naa plan yeeg yëpp ba jox ko mu ni ma waa déglu ma waaw moo wax ñu déglu ko nag ñu déglu ko ba mu joxe ndigal rek waaw am na yu nga xam ni barke ba rek a ca am solo waaw daan na tabarkalla ñu ngee bal wax te bañ guddeel nit ñi ok bismillah sëriñ na nga def ne ko papa nu mu def mbaa mu ngi si jàmm tabarakallahu sunu doomu bopp tabarkalla moo ñëw représenté fii toute la famille sëriñ Modou Kara tabarkalla fii moom itam mel na ni kër baayam la pour raison yu bare tabarakallahu ñuy kontaan ci teewaay bi ak ñi mu àndal ñëpp moo mel ni itam sëriñ Modou Kara moom yàlla moo xam boole waaw waxuma la ci wàllu vocation mais ci wàllu famille niñ ci bokki sax ñu bari xamewuñ ko noonu moo daa am na jamono bu nga xam ne way juram bu jigéen lu mu ko bëgg a wax man lay téléphoné ma téléphoné ni ma waxal ma sa mbokk mi nangam waaw walla foofu la ñu mën a yem waaw tax na kon nag ñu ngi sant ñëpp ñi nga xam ni ñoo fi teew itam tabarkalla gannaaw sëriñ Cheikh Ahmed Tijani bi ma waxoon léegi bu sunu way jur sëriñ Maodo tabarkalla ak sëriñ Mansour tabarkalla ak sunu nijaayu bopp yi Seydina Omar dem ak sëriñ Moustapha dem tabarakallahu di nuyu itam sunu cousin wu bopp maam Demba Sarr di itam nuyu itam waxoon nañ ko léegi sunu mbokk bopp sëriñ Fawdal Mbakke di nuyu itam tabarkalla sunu mbokk Racine Bay di nuyu itam sunu goro di sunu wollere di sunu lépp di colonel Malick Cissé wa tabarakallahu di nuyu itam sunu wollere bopp di sunu collaborateur ay meeru ñing di nuyu itam sunu mbokk bopp Racine Bay di nuyu itam soxna Umu Si fa tabarakallahu di nuyu itam sama soxna bopp bi soxna Ndey Cheikh Diallo di nuyu itam soxna Umu Lo di nuyu
itam sunu yaayu bopp bi Maman Collé Diop wa tabarakallahu di nuyu itam Serigne Babacar Diop niñ ko waxe woon léegi mu mel ni délégation bu Serigne Kara itam wax nañ ko léegi doomu boppam mu ngi fii toog fa tabarakallahu ànd ak ñi mu àndal ñëpp bu dee ci autorité politique yi itam am na délégation bu fi ñëw itam teewal fii Idrissa Seck ak délégation bu nga xam ni ñoo fi teewal wàllu parti réew mi sunu mbokk Youssou Diagne ak Pape Diouf tabarakallah sunu mbokk itam Ousmane Aw nekk itam adjoint ci meeru Yoff ñu ngi koy gërëm wa tabarakallahu gërëm itam sunu soxna bopp yi ak ñi ñu àndal ñépp comme niñ ko waxe woon léegi ak ñoom sëriñ soxna Binte Sall daf may faral di tooñ di ma wax ni ma fu ma la gisati brassard bu rouge lay takk ndax rek révolté tuuti ndax kenn mënu laa gis waaye fekk ne lu yaatu la ndeysaan bis bu nekk nga bëgg a gisee ak ñëpp rek waaye jamono moo xaw xat waaye ku nekk yaa ngi ko bàyyi ci biir xol bi te loolu moo am solo tabarakallahu ñu wax ni itam ci wàllu presse waa RTS ñu ngi fi ci wàllu rajo yi itam waa RFM ñu ngi fi bu dee ci wàllu presse écrite itam waa Observateur ñu ngi fi bu ko defee itam merci ñu wax ni itam ñu ngi sant télévision Futur Média te mooy di TFM tabarakallahu ci seen yitte ak seen collaboration ak mbokk yi ci wàllu liggéey bi waaw sunu mbokk wal fajari aussi daan nañu participer ci yëf yi waaye cette fois-ci dañu wax ne nañ leen fay xaalis waaw pour ñu soog a def en direct bi man yor naa fukkam bi ma mën a fay waaye soxlawu ma en direct li ma soxla mooy nit ñi li ñu war a jëriñoo ñu jëriñoo ko te dinañ ko jot incha allah waaw bu ko defee kon nag nañ leen muñ tuuti rek léegi ñu am sunu télé bopp waaw danañ am sunu télé bopp sunu rajo bopp ak sunu journalu bopp incha allah waaw te des na tuuti itam lu ñuy tëral ci réew mi kenn duñu jéggule incha allah te wax na nañu ni patt tuuti rek waaw chaque chose en son temps waaw bu ko defee kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm itam sunu doyen Badou Fati tabarakallahu ci yitteem ak taxawaayam ak attachement ci ñun di sant ñi ñu ko bokkal ñëpp et mu mel ni nag pour bañ retenir nit ñi ndax dañu programmé woon pour ñu nit ñi mën a visiter institut bi bu ñu ko visiter nag ba noppi am na séeréer seeg yooyu ñi yóbbu leen ci barab bi ci kaw rek jox leen yu sedd ak yu mel noonu mais ni genre cocktail bu ñu préparé woon moo tax bëggumoon ñu retenir nit ñi ndax cours yi maanaam bu ñu paree rek ñuy yëkkati invité yeeg kilifa yi yóbbu leen ñu def visite yi ba noppi et après ñu soog a continuer dem ci kaw jël ay yu sedd tuuti rek bu ko defee cours bi nag bu samedi bi ñëwee incha allah ñu soog a def cours bi bu soobee yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm responsable yëpp et gërëm itam njaboot yi dama leen ñeewante sax dama mujj rek jaar ci ñoom boobu noppi soog a ñëw fii naa dalal seen xel ndeysaan ndax boo du gisee noonu gisuñu la rek xam naa dinañu gis ci écran géant bi sax waaye li leen gënal mooy ñu jàkkaarloo ak yow moo tax ma jaar foofu soog a ñëw kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp soxna yeeg sang yeeg ku ñu tudd ak ku ñu tuddul yëpp tabarkalla comme ni ñu ko waxee sama jigéenu bopp bi xam
xam naa li mu xaw guddee la sax ndax ñun ay waalo waalo lañ moo sañoon mu toog ci kanam naa loolu la ñu prévoiroon waaye yem yoon yemul ci benn waaw fa tabarakallah waaye moom mu toog ci gannaaw ak mu toog fii yëpp li mu bokk ak man xam na ko dafa may tooñ ñi ma suñ Pape Malick moo leen gën baax ndax moom mooy toppatoo mbokk gi ma ne ko waaye lu mu ci def rek yóbbaale nañu fa tabarakallah bu ko defee ñu ngi koy sant bu baax ñi mu àndal di am taxawaay fa tabarakallahu ci yëpp di reconnaître nag wax dëgg yàlla li kilifa gi doolaat li mu sonn yëpp bu ko defee yàlla ñu yàlla boole ñun ñëpp yiw bi yàlla dolli sutura bi te yàlla def tawfiq te yàlla ñu yàlla may ñu jariñoo yëpp ci barke yonent bi ay loolu rek lañ doon sànni ci ay baat pour ne pas vous retenir davantage kon nag ñu dem ci wàllu visite yi comme nag yéen ahlu Makka adra bi shi'abiha yéen a ñuy wax rek ci nan ngeen ko tërale ñu poursuivre incha allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ana Cheikh doomu tii waaw du ngeen jël soxna yi ñu dem ba noppi bala leen nit